fekk forum civil day la muy sàkku mooy xaalis bi nga xam ne kon moom la président Macky Sall nag doon jox waa LD weer wu dee wu ne waa CREI ci boppam ñoo war a jóg soto saisiru buñ xaar ko porter plainte ak yooyee parce que nag buñ demee ba benn njiital parti yow amoo benn fonction liggéeyoo xëyoo gonto goroo yetoo ci gouvernement bi weer wu dee wu ne ñu yëkkati ñeenti millions jox la ni salaire way samba on a tout vu avec Macky Birahim Seck ne déggoo leen ma de Macky Sall ci boppam laa lay wax nii mooy dooleel alal ju lewul moo doon xeex enrichissement illicite ma ne fi mu nekk nii moo koy dooleel laa la wax justice bi ci boppam nag daa warul bàyyi parti yi nekk ci gauche bi nga xam ne ay parti alimentaire lañu waru leen a bàyyi moo Ndiaye Cissé ONG 3D ci yéene kaay gi nee na LD dong ngeen gis LD rek moo feeñ la di te lii nag du fi lu bees déedéet pour parti yi nga xam ne kon dañoo ànd ak nguur gi waaw ñu leen di jox xaalis ak loolu ma ne du fi lu bees jamonoy Abdou Diouf ba Macky jaaree koog Abdoulaye Wade Sud Quotidien de financement bu lëndëm bi nga xam ne nag maanaam moom la ñuy jox parti yi nga xam ne kon ñoom ñooy ànd ak nguur waaw financement yi lëndëm yi Macky Sall kay Ablaye fi ni buru foofu ko fari 6/9 koo juutal mu jox la morom dañ naan ndey ja doom ja mais baay ja doom ja li Ablaye doon def dong la def Birahim Seck mu forum civil day ci la Quotidien yéene kaay nee na gis nga président de la République Macky Sall waaw moo ñu digoon nañu gis nga compte wala compte bu pale bee dana ko ubbil cour des comptes daa la wax maanaam ñuy surveiller yooyu waaw waaye la mu waxoon defu ci dara moom Macky Sall mi li te gis nga Macky mi waaw ana lan la digoon askan wi yorin goo xam ni maanaam wu sell la ànd ak sakana da li fi nekk nii danañu ko fi jëlee rupture sobre vertueuse ñeng dara kàccoor bi day ci la dee mooy yéene kaay nee na 4 millions ñeenti millions weeru dee wu ne ci ñeenti atu yàlla waaye loolu ñaata la waaw bu dee nag njiital parti bu ne secrétaire général parti yi waaw bu dee moom la ñuy laal moom la leen Macky di jox weeru dee wu ne waaye loolee ñaata milliards la moo jar a laaj xam nga lii buñ nekkoon ci am réew moo xam ne banqaas su réew mi di institution yi na ngay dox normalement waaw mais kon heure bi assemblée nationale jóg nañu justice bi ci boppam jóg na ngir ñu indi nag ay leeral ci tabe gi nga xam ne kon moom la président nekkee ci ñu ko yeyoowul jël xaalis di ko jox ñoo xam ne xoolal xëyuñ gontuñ ñoo xam ne gënuñu ko yeyool bu jumaan yi dañuy liggéey sax Birahim Seck ci la Quotidien déggoo ma de 4 millions weeru dee ci koo xam ne yow xëyoo gonto goroo yetoo liggéeyoo aya bi mbag sa la groupe le témoin ne kay ne Seydou Gueye bu APR ak Moussa Sarr LD seen weer yi nga xam ne weer dinañ ko di demande noppi woon a gën de ndax dañoo gën a dugal seen bopp ni rub Abdou Mbow APR ci box bopp lii ne gis nga président Macky Sall sax wàllum sangaas sa caa doxul di defal ma lii lu ko mooy ma def lay asalaamaaleykum mbokk yi maa leen di nuyuwaat bu baax fu ñu leen yàgg nuyoo fii ci seen live ñu koy defee ci xalimasn.com di am rek tout le temps naqar nu ma koy waxee ndax suñu sañoon duñu wax ndax bu lépp doon dox kon amaana kenn duñu dégg donc bu ñu dee ba ñuy wax rek am na ñu bari ñu métti surtout askan wi ñu leen di masawu coono di leen jégalu la ñuy wax parce que coono yi nga xamante ne tey nguur gi mi ngi koy jël suñu alal ñu koy séddoo bii bukki bii njur biir sàmba loolu dafa métti ci réew bi nga xamante ni éducation bi doxul santé bi doxul kom bi doxul mbay mi doxul napp bi doxul sàmm bi doxul ñu jël suñu xaalis ay millions et des millions di ko séddale parti yi nga xam ne ñoo taxaw pour lëngaloo pour jàppale nguur gi ndax LD li nga xamante ni tey jii am na parti yu ëpp doole fu fi nekk biir Benno Bokk Yaakaar LD buy laal 4 millions ana ñaata la war a yeneen parti war a mën a laal kon ñi ngi jël ay centaines et des centaines de millions di ko séddoo ci seen biir chaque mois weer bu jot bu nekk maa ngi dégg Moussa Sarr taxaw di wax naan Mamadou Ndoye loolu ci mbiru boppam la dinaa leen indi léegi li nga xamante ne moom la trésorier parti bi nga xamante ne mooy LD li nga xamante ne loolu la wax ci mbir mi ne d'accord na ni Macky Sall 2013 ba léegi mi ngi leen di jox 4 millions te buñ ko joxee ci biir keesu parti bi lay dugg Mamadou Ndoye laalu ci dara donc nag dañuy saluer courage bi nga xamante ne Mamadou Ndoye am na ko ba wax ko waaye tamit dañ koy ñaawlu lan moo tax mu nangu lu ni mel parce que lii mooy baara yëgoo sunu réew lañ bëgg a jël di ko bàyyere di ko bàyyere goo mu nekk loo xam ne dafa ñaaw ci réew parce que tey jii nañu déglu li nga xamante ne moom la trésorier bu LD wax après ñu gën a mën a continuer waat ci waxtaan bi. C'est pourquoi tout ce qu'on lui a donné lui en tant que secrétaire général du parti, il le verse directement au parti. Tout le moins qu'il a eu, pas par sa propre personne, mais par sa position de secrétaire général du parti, il dit que c'est le parti qui a fait que on lui a donné ça, donc c'est pour le parti. Chacun peut l'interpréter comme il veut, mais en tout cas, voilà l'histoire de logique que je trouve d'ailleurs une position, comment dirais-je, courageuse. Et puis, il a fait preuve
position politique actuellement au Sénégal. Quiconque reçoit une position à partir de son parti croit que la position lui appartient personnellement et il en abuse et puis il oublie même le parti qui l'a poussé à occuper ce poste-là. Ce n'est pas son cas. Le trésorier du parti a confirmé que les 4 millions d'octobre 2013 au 31 mars 2017, donc 4 millions étaient versés régulièrement par mois à la caisse du parti. Voilà. Ça veut dire, et cet argent ne passait pas par les mains de Mamadou Ndoye, mais il avait délégué quelqu'un d'autre du parti qui allait chercher tous les mois cet argent-là. Voilà. Mu nekk loo xamante ne ñoo ko déggandoor dafa nekk ay yenn révélation bu ko nit waxee dañ ko ci war a encourager mais pas ñu koy xalab parce que dégg ngeen li nga xamante ne tey jii moom lañ wax nee na moom xaalis bi Mamadou Ndoye musu ko laal dafa sax délégué woon nit ki nga xam ne moo bokk moo nekk mooy trésorier parti bi xaalis boobu donc lu ko dalee ci octobre 2013 ba mars 2017 ñu ngi ko doon versé ci compte parti du LD Ligue démocratique mu nekk loo xamante ne tey jii dafa wóor ak lu ñu président doon gëmloo une gestion sobre et vertueuse mu wóor li nga xamante ni moom la taxawoon prêter serment devant tout le monde devant la population sénégalaise tey dafa trahir serment boobu ndax alalu nga xamante moom la askan wi di ñuy fayee impôt mooy yéen li ngeen liggéey lu ñuy dagg ci seen salaire li ngeen di fay ci seen kër li ngeen di fay ci li ngeen di jënd tey xaaj wala ñu jël di ko séddoo ñoom seen biir mu nekk loo xamante ni doon nañ ko xaare ci keneen ku dul le président de la république di Macky Sall ndax xam na fu mu jaar ba yegg ci bopp nguur gi xam na ci kaw 14 cadavres yu mu jaar ba yegg ci kaw nguur gi xam na lu jeunesse bu daj ak lu jeunesse daan manifester jël place de l'Obélisque def ko place su sieste heure bu ñu añee après ñëpp daje fa lépp di xeex pour daan xeex injustice moom mu waroon ñëw sàmmal ñu suñu alal sàmmal ñu suñu koom moom mu waroon a xeex lu ni mel te moom mooy jiite jëf yooyu di jël parti jël benn bokk yaakaar def ko une société nationale parti nekk employé chaque fin du mois ñu lay daggal sa salaire mais Mamadou Ndoye gàcce ngalaama dañ ko war a wax dañ ko war a féliciter ndax bu doon keneen la ministre conseil boobu ñu koy jox moom lay jël la ngaa mu toog daf ko mbiru boppam di déggal monsieur le ministre mu bañ loolu ñu ne ko xaalis mu ne la sama parti am na trésorier am na fu mu war a jaar naa leen boole kooku ngeen koy jox ñuy verse xaalis ci compte boobu mu nekk ay yenn décision yoo xam nit ñi dañ leen ci war a naw moom lii day war ni tey jii du ñëpp a bon ñi baax ba tey ñi ngi baax ñi am ngor ba tey ñi ngi gore ndax bu ñuy xool tey xaalis gi moom moo tasoon kii di AJ/PADS Mamadou Diop Decroix Landing Savané xaalis Abdoulaye Wade moo leen boole woon PS yi ngeen wax yëpp Ousmane Tanor Dieng bu dul woon millions yi tey ji bàyyi na Macky Sall bu yàgg ñaata parti ñoo nekk biir benn bokk yaakaar di dund lu ni mel et di fa dund injustice mais mënuñu fa génn na xaalis bi lañu jël ñu bu leen jox par mois na xaalis bi la Macky Sall jël takkee leen ko ñoom ñëpp kenn du bouger lu la mën a naqari da ngay toog ndax boo demee millions yi dootoo ko jotee par mois léegi nag Cour des comptes waa CREI dañoo war a xool di vérifier parti politique di leen contrôler di leen auditer xaalis bi ñuy jël di ko fonctionner seen parti fan la xaalis boobu jugee dafa am yoo xam buntu yoo xam bu ñu ko yàlla ubbi la dañ ko war a exploiter ndaxte lii waruñu ko bàyyi muy jàll ndax suñu xaalis la suñu koom la di séddale plus de centaine de millions par mois boo demee ci hôpital yi nit ñaa ngi tëdd ci couloir yi amuñu sax lalu hôpital da ngay def hôpital gis ne ñu tëjee ci ay basang la ñuy tëral di leen sampal ay perfusion école baa ngi nii waaju ubbi déjà gis ngeen professeurs yi ak ministère ñu ngi commencé di grève ñu ngi commencé seen werante discussion yi boo demee banlieue ba nit ñaa ngi bëgg a dee foofu ñu ñuy gëmlu ay taux de croissance ay 7% mel ni loolu nit ñi marque ceeb la ñu soxla lu ñu lekk lu ñu naan ngeen jël xaalis di ko séddoo
mu wuteeg loolu li nga xam moom la moo taxoon askan wi teg leen fi yéen a ngi trahir nag yéen a ngi trahir te lu ma ci naqari te ba naqari ma mooy ñu daan taxaw daan dénoncé jëf yi Abdoulaye Wade daan def démb ci xaalis bi mu daan jël di ko jox waa CAP 21 tey ñooñu tey ñoom ñooy taxaw di encaisser xaalis boobu ñu ko daan kaas tey ñoo taxaw mut noppi mu mel ni nag lii dafa war a bokk ci bilan bi nga xamante ne Macky Sall def na ko ci 5 ans ci 7 ans bii ndax wan nañu Sénégalais yi kan mooy seen jikko nan la wan nañu Sénégalais yi nitu intérêt lañ wan nañu seen mbiru bopp rek moo leen intéressé mu ngi ñuy wan hypocrisie bu nekk ci Sénégalais yi te léeg-léeg ñu ngi koy découvrir fi mu nekk nii ndax ku daan kaas démb tey nga nangu ko tey nga war a xam ne tey sa mbiru bopp moo taxoon nga daan wax ndax lii dafa ñaaw ci askan lii dafa ñaaw ci réew. ana lu gën a ñaaw lii LD bu laalee 4 millions xanaa PS ak AFP ñu ngi fay laal 20 millions par mois plus de 15 millions ñu ngi koy fayee ko par mois bëgg faluwaat dafa jar lii ku lay jàppale wul ndax bu fekkoon dafa ñëw dañoo bëgg seen dañuy jàppale ngir seen réew wala bëgg seen réew mais tey boo dee ba daan Macky Sall lay jàppale rek faale woo Sénégal donc yaa ngi un problème. ñu la jàppaloon benn bokk yaakaar ba nga gay yëpp dañ ko jafoon ngir seen réew mais defuñu ko pour ngir Macky Sall wala ngir APR waaye Sénégal nag ku daan xeex ngir sénégalais yi boo gisee lu la këf bu la mën na laa yóbbu mais kuy xeex ngir Sénégal le combat doit continuer te tey lañ gën a mën a gis injustice ci réew mi war ko nangu war ko mën a xeex combattre ko combattre l'hypocrisie de certains Sénégalais. loolu mooy dëgg tey dégg ngeen trésorier bi wax na léegi nee na xaalis Mamadou Ndoye musu kaa laal musul xam nu mel directement lañ ko daan versé si compte LD na yeneen parti taxaw jug wax ku nekk parti bu nekk boo amee ngor di ko taxaw ne man lii laay laal par mois nañu wax lu ñuy laal par mois nañu xam ne nag xaalisu sénégalais la ñuy jël di ko sàcc di ko lekk xaalisu sénégalais yi la xaalisu baadoole bi nga xamante ne tey moom boo bu xëyee amul lu mu ndékkee amul lu mu reeree moom la jël xaalisam di ko séddoo ci parti yi tali yi foo romb tali bu la gën a bon mu ngi nii marché yaa ngi tilim inondé marché nawet ñëpp dégg nañ ko kenn du am foo jaar maire yi defuñu benn effort nguur gi jàppale wu leen ci dara lu dul jël xaalis boobu di ko séddoo ci seen biir mu nekk loo xam dafa yées lii wute nag loolu sénégalais doon xaar rupture bu sénégalais doon xaar tey bu ñu doon wax rupture tey la gën a yées luy xew Sénégal tey xanaa kay dafa fekk naa fekk ba ci bari rek ñëpp toog noppi mais nit ku nekk yaa ngi gis li nga daan xeex démb te nga koy dund te doo ko te waxoo ko ñun nag lañ ñaan yàlla di gore ba dee nañu gore ba dee ndax Sénégal ñuy gore ba tey ñu ngi gore lii tey bu doon démb la ñëppay jug taxaw wax éditorial dina bari presse bi dina jug yuuxu ko ñi nekk wër Ablaye di wër Macky Sall yëpp te nekk ci communication xam nañ leen bu dem bu yàggee di lim sax tey si suñuy tool poy ndax bari nañ ñoom ñoo ko daan dénoncé tey lu ni mel te ñoom ñoo ci ànd ndax rek poste yu ñu leen jox waaye nag li mooy Sénégal nguur nag bu la gën a baax mooy nguur gu la gën a mën a yërëm askanam bu la gën a yées nag mooy nguur goo xam dafa dëkk di kàcc askanam parce que lu ñuy wax ni tey nga gis tey Seydou Gueye taxaw fi naan ay affaire de chantage la woon dafa bëggoon ñu namee ko ministre kii bàyyi poste ministre ne leen soxlawu ma ko parce que ñoom ci ay kàcc lañ bëgg di démentir ay mbir am na taxaw leen wax leen am na assumer leen ko ne leen ko assumer mooy dëgg moom ngeen def jëf ji ngeen def ci ginnaaw sénégalais yi tey parti ngeen jël di leen fay ay fin de mois ngeen jël benn bokk yaakaar def ko société nationale mooy dëgg ñee ñi ne bu ñu amee ngor ku nekk na nga am ngor taxaw wax li ngay jot par mois sénégalais yi xam bu dee transparence la ngeen di woote ngeen wax ñu xaalis boobu fan la jóge wax la ñu xaalis boobu fan la jóge xam naa nag dinañ xool naka la ñu war a mën a organiser de telle sorte que yéen ñii seetaan ñëpp parce que kenn ku nekk ñàkkul am nga xalaat boo ci bëgg a wax dinañu organiser de telle sorte que di ngeen mën di participer di joxe aussi seen xalaat ci li nga xamante ne mooy xew ci réew ma
parce que ay sénégalais ngeen ñii ñi ngi bitim réew di gis Sénégal lu fay xew nu mu leen di méttee amuñu fu ñu ko waxee xalima dinañ jéem a xool ubbi benn tribune boo xam ne dina leen mën a permettre ngeen di mën di réagir li nga xamante ne mooy xew Sénégal mbokk yi deuxième partie bi nag dama waxoon damay ñëw ci mbirum Mbaye Niang bi nga xamante ni tey jii gis nañ sénégalais yu bari ñi ngi dal ci kawam lu nekk ñu ngi koy wax am na yoo xamante ne aussi daf ko jarut na leen fàttaliku tey jii nit boo defee jëf ñu war la atti tribunal sax dañuy xool say at d'abord ndax majeur nga wala majeuro nit je pense que ne am na yoo xam bu ñu fa tollee muy ñu ne sport ñu ne faux am na yoo xamante ne dañ ko war di mën a pardonner bu ñu naan woy Mbaye Niang bëggul Sénégal ndaxte France la choisiroon ñaata nit tey la fi Sénégal la fi gouvernement Sénégal fayal bourse ñu dem jàngi pendant 4 ans en Europe bu ñu paree fa la ñuy préférer rester liggéey fa que ñu retourner Sénégal seen réew ñaata lañu ñaata Sénégalais tey ñoo fi nekk ñu tegaleel passeport ñu tegal nationalité allemande wala nationalité espagnole te ñi xam ne réew yoo xamante réew yu mën a fa am double nationalité dañuy préférer jël nationalité boobu te taxul ñu am cofeel seen Sénégal heure bu ñu xëyee ñi ngi xam lu fay xew seen njaboot yi foofu ñu leen dundal pourquoi bu ñëwee dans le cadre sport ñu ne Mbaye Niang ñu commencé di ko dal nañu bàyyi nañu wàññi hypocrisie boobu nekk si ñun Sylvain Ndiaye Habib Beye ay am nañ parti français parti sénégalais dañoo choisir sénégalais te teewu ñu traité wu leen benn noo en France kenn ku ci nekk boo amoon sa doom tey yaa ngi nii da ngay bëgg mu dem bitim réew liggéey bu demee ba gersu xam ni peut-être nekkoon na ci erreur war a waxoon na njumte ba accepté ñëwaat revenu sur sa décision dañ ko war a mën a jàppale encouragé ko xam ne dafa ñëw pour indil ñu ndam pour ñu war a mën a qualifier coupe du monde dañ ko war a encouragé yu mel ni bu geste yi dañ koy encouragé Lamine Sakho ba mu ñëwee dafa football équipe nationale espoir France ba FIFA créé loi ba pour ñu mën a war a mën a retourner waat delluwaat seen réew bu leen neexee dafa ñëw football ñu jàppale ko ñun dañuy bëgg naan dañoo bëgg ay patriotes nañ ñëw football équipe nationale te bu ñu ñëwee équipe nationale aussi du ngeen may jàmm Habib Beye Sylvain Ndiaye dañ daan wàcc aéroport seen tànk yi daan néew yi ba kenn xamuñu ko lu ñu leen daan teg liggéeyante dafa bari biir équipe nationale loolu ñu war a njëkk a xeex balaa ñëw def dara kenn ku si nekk seen mbokk saafara bu nekk dinañ la ko sangu koy xëccoog poste tey ji boo nooy bopp dëgg da ngay sanku am na fi ay joueurs yu bari loolu moom brisé seen carrière internationale équipe nationale bu ñu daan ñëw di football Matar Ndiaye kenn gënu ko woon dàq football anamu tey dañ ko déggati ba coupe du monde di passé déggatu leen ko il faut que tam ñu mën di tolérer ñii ay doomu Sénégal lañu papaam sénégalais gis ngeen lettre bu bind bu adressé au Sénégalais nañ leen jàppale nañ leen accompagner jàppale le jeune mu ñëw football jàppale ñu ci ndam li yàlla may ñu ko ñu mën a qualifier loolu mooy sens patriotique waxu fi lu fu kenn waxul am na nag foo xam ne boo tollee bu la neex mën nga def choix ba boo dee ba xam ne yow nga am benn maturité bu ñu nga màgg yenn diggante bi parce que looy gën a dem aussi gën a am expérience nga revenu sur sa décision dañ leen ko war a jàppale ndax ñii ñooy avenir u équipe nationale il a que 22 ans moo ñoom Diao Baldé Keita Espagne la juddoo fa la màggee dafa ñëw football ñu jàppale ko Mbaye Niang aussi pourquoi pas mënuñu ko jàppale ci loolu ñu nekk fi bëgg fàttaliku dem ku fàttaliku soxor bu doon ay fàttaliku kase kenn ku ne def na lu la weng luñ ko xam buñ ko fàttalikoo tey ji nit ñi xoole la ko bañe la ci kenn ku ci nekk ku ci am sa doom ëllëg yaa ngi bëgg mu dem bitim réew jàngi fa wala mu liggéeyi fa équipe nationale tey ji bu fekkoon tey ji suñu jikkoy set na xool yi nekk na benn jour yëpp ay bëgg a ñëw football mais ku fa dem football da ngay gis loo xamante ne boo ko nettalee keneen dootul bëgg a ñëw pourquoi mënuñ ko xoolee ci sens boobu Sylvain Ndiaye neew fi heure bu wàcce aéroport tànk mi néew yi liggéeyante bu nekk ci biir loolu lañu war a lijjanti ba pare loolu koo ko nettali tey ji bu bëggoon ñëw dafay toog il faut ñu comprendre les jeunes nañ leen ko jàppale jàppale ko mooy jàppale suñu équipe nationale ndax ñii ñooy avenir équipe bi ñoom Ismaïla Sarr ñoom Mbaye Niang et consort mais bëgg ñoo taxaw di attaquer les jeunes comme ça nañ leen xoolaat xol yi nañ leen tant que boolewuñ nekk benn du ñu dem fenn man je pense que ni man ay temps ba muy wax loolu métti woon na ma mu
sur sa décision tamit dama ci ànd kontaan ci lool di remercier aussi Aliou Cissé le fait que mu joxaat confiance fexe ba démarche ba mu ñëwaat loolu lañ ciy sant yàlla bu baax donc mbokk yi man du ma faral di guddal samay waxtaan dama leen di jéggalu rek te xam ni loolu moo nekkoon sama gis-gis man mën naa wutee seen gis-gis yéen mais yaakaar naa ne daal wax nañ ko nuñ ko war a waxee te bu dee am na ay dëng-dëng tamit ñu ngi siy jéggalu suñu borom di leen si jéggalu yéen tamit bu ci lu ci baax nag yàlla suñu borom moo ko dogalee noonu maa ngi leen gërëm bu baax di leen sant di leen jox dig daje ba fii ka ay fan incha allah jërë ngeen jëf